histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. jangeen jëf caane beek ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi lu bés ci xibaar yi bokk na ca ni Médina Gounass ab quartier bu nekk Géejawaay foofu ñu fay yeewoo ànd ak xol bu jeex lool mbalit mu fay jaaba jonge ànd ak ndox ya fay lëmbe di taa xet gu naqari gay jolli ànd ak ñax karaye ngi la askan fa nekk di yeewoo lu ni mel moo tax seen xol jeex waaye dafa mel ni bukki ba matt waa Gounass moo xëri waa quartier Ndamaatu fe nga xam mujj Touba ñoom itam ndoxum taw yaa nga fay taa ay fan des su diggante ak màggal gi tax ñuy sàkku ndimbal daañu ci ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dina ca bokk lu jëm ci kaso yu Sénégal yi ñeen fay jàpp yàggan fay yàgg lool atte bi xaw a yeex lool waaye itam dem ba ñaax karaay ngi itam di fa tàmbalee fees moo dal ku mel ni ki Assane Diouf moom mi nga xam te ne bi moo daan na ci internet bi daan ti far ay saaga ay kilifa di sàkk ñu koy partagé tey jii mi ngi ci gàllankoor gu rëy ay avocat am jàpp ni xeex bi daañu ko siiwal ba ca sax bitim réew daañu ci boole itam lu jëm ci espace CEDEAO gi nu su mën a def ba mu lëkkaloo ak Afrique de l'Est ba lépp luy dem bi ak dikk bi askan wi mën a tegu ci yoon am ndajeem am na ci ban tënk teg ay bataaxal waaye ba léegi amul application daañu ci ànd ak Mansour Sow dana ca bokk lu jëm ci mécaniciens yeeg seen aw doxalin liggéey ba dañuy xarañe lool ci wàllu guddi mel daañu ci ànd ak Adja Ndiaye moo leen seeti woon niskis faram-fàcce gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen cànd beek ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaar yi jëm ci ñaxum kaaraange gu tar gu am ca Médina Gounass ànd ak ndoxu taw yu fay taa xet gu naqari gu fay jolli waaye itam ñàkk kaaraange ci mbedd yu ñàkk leer lii la waa gox bay dund moo tax ñu nag seen boolu mu ñu kaay fees na yuux wàllu mënta ñàkk Abdoulaye Wañanga moo leen seeti woon reportage. Médina Gounass 4 file daanaka environnement bi neexul gis benn yoon dañ fay gis ay kër yu yàqu yu ñu abandonné waaye tamit lii di calte gi moom moo fa bëri lool lu ni mel askan bi di ko ñaawlu bu baax a baax. daanaka booy seetlu tool yi maison abandonné yi fi des mooy yi nga xam ne moo ñoo dem jaxaay jamono yi passé raconté nañu maire mu ne yéen di séddoo nañu ko lenn li état bi jël na ko lenn li moom jël na ko. mbirum inondation yi tamit nekk na loo xam ne lu sonal askan bu fay yeewoo bu taw bi tàmbalee dañuy jaxasoo lu ni mel nag tax ba ñuy yëkkati seen kàddu di wax ne war nañ cee wut ay saafara. gis ngeen wàllu inondation bi fi nekk gis ngeen li fi nekk ci wàllu ñàkk infrastructure gis ngeen li fi nekk ci wàllu canalisation. askan bu fay yeewoo tamit mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe lu jëm ci li nga xam ne moom mooy ñàkkum kaarange quartier bi le daanaka amul éclairage public. bii nii côté bii nii gis nga secteur bii nii guddi gi nii du am lampe day lëndëm day sombre waaw lampe bi moom côté bii kese la mais à part de fii génn nga tali bi nii secteur yii nii amul lampe xanaa nga génn dox ci tali bi nga door a mën a am lampe. Médina Gounass nekk benn gox bu nekk fii ci Géejawaay mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri askan bu fay yeewoo di sàkku ñu indi ci ay saafara. jaajëf Abdoulaye Wadianga dafa mel ni leneen ci xibaar tamit day soxal lu jëm ca fi nga xam mooy central ban bëgg a samp fi nga xam mooy ca Thiawlène askan wa génn ci mbedd mi ñoom it daal di yëngu-yëngal nañu kat gis nañ fi ñu toll ni tembe central boobee buñ ko fa defee la muy yàq ci seen nekkin mën na bari lool ay feebar waaye itam yàq alam gi lu ni mel moo tax ñu daal di buur yëngu-yëngal ñoom itam kenn ci ñoom seen kàddu jib na muy Babacar Amdi Diouf la mu ca dénk suñu reporter. ñun waa Thiawlène dañu jekki-jekki gis loo xam ne lii dañu jaaxal dañu tiital ci suñu dëkkuwaay maanaam ay nit ñu fi ñëw def seen usine boo xam ne dafay liggéey produit boo xam ne baaxul ci yaram baaxul ci dëkkuwaay baaxul ci lekk yi ñuy lekk
usine bi mu ngi tudd Colas fi mu teg ay machine am ak kër yi 10 mètres la am te ñun li ñu xam ci affaire usine mooy yenn façon usines yi war nañoo jël benn distance réglementaire par rapport ak dëkkuwaay ñoom defuñu loolu ñoom tàggoowuñu ñoom waxtaanuñu ak waa population bi ñoom faalewuñu waa population bi dañu ñëw yéegal seen mur teg seen bunta installé seeni cuve bëgg a commencé liggéey boobu la nit ñi jóge nag mais puisque ñoom ñoo fi yeewoo di fi yendu di fi fanaan donc ñoom ñoo gën a exposé ci danger produit boobu moo tax dëkk bépp jóg balaa ay coow am balaa ay xuloo am ak dara ñoom ginnaaw seen usine bi barka démboo njaay la fi ñoom du ñun dañu bëgg rek ñu jël ko ñu yóbbu ko fu leen neex mais ñu bàyyi ñoo suñu cadre de vie parce que koo ci waxal danaa laan fii titre foncier la sama suuf la lu mu nekk suufu nit jaww ji ñëpp a ko bokk bu doon suufam la mu def ci la ko neex mu yem ko foofu ñun duñ ci wax parce que société de transport la woon amoon na ay camion ñun waxuñu war nañ fa ay jën ñun waxuñu mais bu ñu demee nag bay indi benn produit boo xam ne day lor nit ñi di leen jox ay cancer di yàq njur mi di indi ay malformation ci nit ñi donc il faut que nit ñi jóg nag pour sàmm seen bopp parce que loolu ci constitution bi la ne mais même bu constitution bi demee sax nit ñi bu fekkee ne gis nga danger buy ñëw ci yow sa droit la sa devoir la que nga défendre sa bopp te ñun ci loolu la ñu nekk. dañuy jóge Thiawlène nekk ca diwaanu Rufisque jël route nationale bi jëm Touba fekk fay laaj Modou Gueye foofee jàpp leen ni bu nu àggee Touba dem quartier ba Nduppee Ndaamaatu nekk ca penku Touba foofee ñu fay yeewoo ñoom it seen xol jeex na lool ndax ndoxum taw ya nam fa nekkee di fa taa bari na lool ci ay jàngoro mën na koo jur tax ñu yuuxu wàllu ay fan ndox suñu digganteeg màggal gim tax ñu bëkk li fay dimbali leen waaye nag jàpp na ni sax ku mel ni ki Serigne Modou Kara Mbacké mën na caa jàpp ba daal leen tàqale ak yooyu lay jafe-jafe yoo xam ñu ngi koy dund ñu xuus ca Touba ànd fa ak El Hadji Modou Gueye. kilifa yi jiite LONASE xamle woon nañ ne li jëm ci wàllu inondation yi jeex na ci quartier bi ñu dippee Ndamatu ci Touba waaye foofa boo fa demee di nga gis ne leneen moo fa am ba léegi ndox ma ngay tere nelaw askan wi fa dëkkee. secours, on a besoin d'aide. dimbale leen ñu jàppale leen ñu sonn nañu. problème bi nag yàgg na yàggaay boo xam ne sax ndox ma dafa dem ba soppi aw melokaan tax askan wi di ragal ay feebar yu ci bàyyeekoo jëm si ci ñoom ñuy woote wallu. ndax Ndaamaatu ku fi ñëw de yaakaar naa war na noo tal leneen lu dul am ndox ndax ñi ngi jànkoonte ak ay métit yoo xamante ne ay tawat ak ndox moo xam ne ay warwaraat ay feebar biir yu daw wax dëgg yàlla muy jàllale loolu rafetul quoi moo war a woote nanu dimbale ngir yàlla bu fekkee travaux yi liggéey bi waroon nanoo mën a gën a gaawal seen loxo nu dimbale ci. màggal gi ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ba tax ñoom ñi yëkkatiwaat ay kàddu di sàkku ci sëñ Modou Kara mi leen xettali woon daaw mu dellu si Ndamaat ngir ndox ma mën faa jóge. ñi ngi woon na wax dëgg yàlla sëñ Modou Kara nga xam ne saa bu daan nekk ci ay jafe-jafe moom moo daan ñëw jàppale nu ci ñi ngi koy woo mu ñëw yabal borom baax ak taalibe mi ñu ñëw dimbali nu ci ndax wax dëgg yàlla sonn nañ ci jaaxle na ndax Ndaamaatu képp ku fi ñëw day da nga leen yërëm ndax ñi ngi ci ay jafe kër yi dafa fees del jumaa ji lu mat juróom-benn ajjuma yoo xamante ni nii julliwuñ ci ëpp na ko sax damaa sax cité loo da waaye ban ci gëjee julli yàgg na. amul nag benn menace boo xam ne jëmale nañ ko ci kilifa yi yore nguur gi waaye nee nañ lii nga xam ne moom moo xew ci Ndamaat saa suñ demee ba waxtu jot danañu xool lan la ñuy def ak ñi nga xam ne ñoo leen teg lu ñu mel. jaajëf El Hadji Modou Gueye wax ci leneen lu soxal fi nga xamoo ci Ndakaaru ñi nga xam ñooy waa hôtel King Fahd Palace ñu fay daan seen doole wala seen naxaru xool tax ñu nekkoon sax defaat gëstu ci liggéey bi nee ñu kër ga ka ko jiite Mamadou Racine Sy na muy doxee dëppul ak yoon maanaam dàq ay nit ak it di leen xoqatal ak xuuxal la fa nekkee. moo taxit ñu ni sax ñoom yemuñu ca seen ay terrain yi nga xamante ni bi état daf ko subventionné woon seen alal dugg ca lu bari lool ba léegi jot ca moo leen të am ndaje lañ ci woote woon dañ ci ñëw bala xibaar yi jox jëmbul ak Chantal Badji ma ñu fa nekkaloon. leneen ci xibaar mi ngi jëm ci wàllum yoon jàpp leen ni fàttaliku ngeen ko du ñàkk ki nduppee Assane Diouf moom moo nekkoon ci internet bi doon tifaar ay saaga naan partagé leen ko
te ñu dafa mel ni nag la muy partagé wu ak ñi mu nekkal ca kaso ba neexul ndax moom ci boppam ay avocat ñoo yuuxu wàllu nañ daal fi mu toll nii Assane Diouf moomee ñu ngi koy bundu xataal dem na sax ba tànkam damm na bu yàggul loolu lépp ñu jàpp ni nekk na loo xamante ni daal lu su war a lijjanti la ngir moom ci boppam mu génn kaso ay avocat ne nañ duñ ci bañ sax ba ci xeex bi daañu ko yóbbu ca bitim réew ndaje moom ñu ci wote woon Abdoulaye Ndiaye ma nga ca reportage. mu soxal Assane Diouf bile nag avocat yi koy layal àdduna ñu ci maître El Hadji Diouf ak maître Ciré Clédor Ly génn nag seen tekkaaral joxar bi baara mu tuuma procureur de la république ak juge bi amee àtte bi jàpp ne nag yeex gu nu mel lu jig njaaga ñoom lu te dañoo rek xotti wala bokk salfàññi lu waa bile. ci mbirum Assane procureur de la république ci lu ko neex la nekk d'abord yoon bi mu ko jaarale waru ko fa woon jaarale wante dañ ko dugal ci guto boo xam ne mënu nañ ko fa jàpp juróom-benn weer. te juróom-benn weer bu weesoo dañ la war a wax kañ lañ lay atte ba ñu demee ba juróom-benn weer yi war a jeex ñu ne ko dañ koy atte mi waxuñu ko kañ lañ koy atte yoon ne que ñaari weer la ñu maye pour que ñu jégal ko kañ la ñuy atte mu ngi daanaka ci juróomi weer dugg ci juróom-benn weer muy atu kaso ngi nii maanaam Assane dañ ko këpputal bëgguñu koo atte. gën a yéemit Assane Diouf ñu jàpp ni mi ngi rek ci ak méttit ginnaaw rek fitnaal guñ ko def ba jaare fa damu tànkam di kàddu maître El Hadji Moustapha Diouf mi jàpp ne nag lu ni mel jëfin gën ko ñaaw. li mooy fi mbax na nekkee benn mbax na nekkul benn fii am ñu la atte ci yoon moom bu ko mugal jaay ko doole ñuy wax ñu dóor ko damm ko ndax lan am na ku doon waxal ñu ne ko waroo wax ak kii mu ne may leen ma wax yi rek ñu pàtt rek daane noonu la mbir mi demee de songul kenn xeex ak moom il fallait que ma dem ba bureau directeur bi ni ko da ngeen yóbbu Assane ñu rajo ko xooli ko dal moo gën a wóor mais dañ ko doon a bàyyi foofu ba tànk bi nëbbam dee est-ce que ñoom jóg yoon pour rey Assane Diouf. njabootam moom Assane Diouf yónni avocat yi lay ñoom ñi nag la ñu bëgg mooy nguur gu Sénégal ndem deful liggéeyam daañu nag ne coow ci biti jébaane ko fa di ci wet ñiy xeex ak yelleefu doomu aadama yi. di leen wax association organisation droits de l'homme yi nañ jóg ñi fi nekk Sénégal ak monde bi yëpp ndax dañoo jaay doole doomu aadama délai yi passé nanguñ ko àttee kon otage la kon dafa mel ni ñi ko téye ñooy ay terroriste te terroriste muy téye ay otage kooku moom ak ay waajuram jox nañ ma mandat mooy yebal nañ ma yebal bi ñu ngi xool naka lañ koy defee pour que maanaam ëtt yi nga xam ne que mun nañ fa àtte état mun nañ fa àtte jalgati yoo xam ne procureur wala juge def na ko ci réewam te kenn mënulu ko dara pour que ñu yóbbu foofu wax ci. Assane Diouf nag ñu ngi ko toppee ay saaga wala boog tifaara jëm ci nag askan bi wala boog kàddu yu ñagas jëmale ko ci njiitu réew mi mu nekk mbir moo xam ne nag moo ko làq jant bi te boobaak léegi atteem tàggatéem bi avocat yi koy layoon duut baaramu tuuma parquet bi. jaajëf Abdoulaye Ndiaye xibaar yi ci beneen mbir muy wàllum politique dafa mel ni maître Djibril War bëggul kenn kuy défendre Ousmane Sonko ak foo man di bokk ginnaaw bi ko Moustapha Diakhaté defee moom dafa dal ci kawam maître War nee na Moustapha Diakhaté waru sax doon ministre d'État ndax yàlloowu ko ndax gis na ni muy taxawee ci mbirum Ousmane Sonko lu ni mel la xamle moom ci boppam sax am na ñenn ñu ca ŋàññi ku mel ni ki journaliste bi nga xamoo di Momar Diong ay kàddoom dénk na ko Mansour Sow. gën a ay homme politique ci benn plateau ñoom Momar Diong ak ñeneen ak ñeneen ci télé boo xam ne sax ka nga xam ne sax mooy njaatige bi moom samp na ndëndëm ñoom bu leen neexee ñoom mën nañu nekk ay porte parole wala ay directeur de campagne yu làqatu comme je l'ai dit société civile bi c'est quoi même. parce que quand même ñi gàmmoo ñi raas dem du ñu benn Sénégal la ñu nekk xamante ni ay ñoom Momar Diong dégg naa ñuy taxaw di naqaru naan waaw pourquoi Yérim Seck mais Yérim Seck moi je l'encourage il faut pas que c'est en si waru yem foofu Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni lépp fi yàgg daje. non Moustapha Diakhaté moom je crois que moom ci boppam sorewul sax ay ñoom Sonko yooyu ñuy wax parce que moom ci boppam gis-gisam ak tarixa ñu ko jege xam nañu ko moom sorewul ak ñoom mais en tant que chef de bureau et bëgg naa Macky Sall jël ndogal par rapport à ça yow ki nga mooy taxaw ji saaga sa président di saaga soxnaam naan sàcc la wurukat la wala taxaw di wax benn wax nga taxaw naan wut lu neex askan wi ñoom bu dee am ñoo xam ni gëmutu ñu Macky Sall di nekk président de la République ñu commencé ñaarale man xam naa leen bu baax a baax loolu moom mais li mu bëgg a wax pour affaire wu donc pas sa personne qui m'intéresse en tant que tel mais boo ne yaa bëgg jël Sénégal
njiite dëkk boo xam ne 14 millions maanaam fukki millions ak ñeent waaso bu nekk askan bu nekk diine l'islam diine sëriñ bi ñi nekk fi ñi fi ñoo indi l'islam sax bi ñu fi ñëwee sax dañoo nangul ceddo yi fi newoon jukko yi nga xam ne moo tax nga mu nekk jaamu yàlla. maintenant pour Ahmed Khalifa Niass d'abord yaakaar ne bu dee yow léegi jox nga cër kilifa diine yi sa gémmi ay saaga waru ci génn Abdoulaye Wade defu ko Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Macky Sall defu ko kon yaakaar ne référence buy am loxo war na set mais gémmiñ ci mi war na set ci kàddu yu ci war a jëm mais mën a taxaw ne yow gëm nga sëriñ si di saaga ay nit ay kilifa yaakaar ne jaamu yàlla mais Sonko assemblée nationale bu président Moustapha Niass ñëwee sax du jóg tàng parce que ñoom dañu ne ñoom kenn doomu aadama yonte du sàgga taxaw sax di ko sargal sax dañ ko tere ñoom mais il faut ñu mën a xam assemblée nekk ak moom heure bu Moustapha Niass di ñëw mais loolu xamade reewal la rek. fexe ba espace CEDEAO bi ñi ko seq mën a dem ak a dikk ànd ca waa Afrique de l'Est ñu waxtaan am na bu yaatu ba am xaatim bu amoon di ab dogal bu ñu jëloon ci wàllu gu ni mel nu su ko war a mën a appliquer moo des ñu jàpp ni ñoom waxtaan mënta ñàkk ba bu ko defee ñu mën a xaatim bataaxal yi nga xam te ni bi mooy tax ba lanu siife woon ñu mën koo doxal ngir yombal dem bi ak dikk bi ci seen diggante Mansour Sow reportage. 1 milliard bu toftal 40 millions ay doomu aadama ci yaatuwaay bu toll rek ci 7 millions yu kilomètres carrés way jëfandiku yi nag ñu xayma leen ci 2 millions dëndub l'Afrique nag am bu baax ay matukaay ngir mën a yokku waaye nag seetlu bi benn la tey jii bari na lu koy lompoñal. ba ñu ko xaatimee ba tey ba adopté ko li ñuy wax ratification maanaam parlement yi ak yeneen ñu jëmmal ko ba mu mën a dox loolu ba tey amagul. te accord boobu dañu soxla rek fukki réew ak juróom ñu ratifié ko ngir mu mën a dox waaye ba tey ji benn rek moo ko def mu di Rwanda ñu jàpp ni nag loolu il faut que Afrique ñëpp jóg ci ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ñi nga xam ne am nañ ci njëriñ fu ñu ci fekk muy secteur privé ñu mën cee liggéey. L'Afrique ne peut se développer à mon avis. continent bu Afrique ngir mu mën a développé nag ci sama xalaatu bopp faaw rek mu am ñett yi may bëgg lim ba ca njëkk moom mooy ñu nangu am benn règlement boo xamante ne ni moom la ñëpp di topp ñu respecté ko nag la ca topp itam moom mooy ñu am yar ak teggin te di ko jëfe ñetteel bi ndimbal gi ci wàllu lëkkaloo gi mu am itam ñett yooyee bu ko Afrique amee rek yaakaar naa ne dina mën a développé. Et la troisième chose, l'aide au développement doit être augmenté. loolu lee di ko lompoñal daa tax tey jii ba l'Afrique mënula yeewu ba pare dox ak ay tànkam ndax lii ñu duppe libre circulation des personnes et des marchandises maanaam nit ñi mën a dem ak dikk ci anam yoom leen gën a soobee dafa mel ni rek l'Afrique moom dañ cee tëlee. Afrique dafa mel ni réew yi ay bantu bale lañu bantu bale yi réew bu ci jéem a demal sa bopp boo génnee mën nañ laa jàpp damm la bantu bale noonu la mel. waaye bu ñu àndee ñoom ñëpp def benn say ba dëgër kenn du leen mën a damm donc moo tax ñu ne leen bu ci kenn réere mbir ci réewu africain yi yaakaar ni sa biir réew rek ngay tëju di fa décider sa bopp naan lii laa bëgg ci sama développement pour mën cee génn. damay faral di wax ni par exemple boo jëlee Sénégal li muy defar ci biir réew mi ci usines yi ñu koy jaayi bitim réew téeméer boo jël juróom fukk yi ak benn réewu Afrique yi lañ koy jaayee. ndaje mi daal lëkkale rek région maanaam kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci Afrique sowu jant ak ñi nekk ci Afrique bët Saalum. ñu tënk ko rek waxtaan wi lépp lu jëm ci naka lañ mën a def rek ba joxante loxo ngir tey ji protocole bi ñu duppee libre circulation des personnes et des biens ñu mën koo xaatim jëmal ko fii ak atum 2020. Mansour Sow jaajëf leen ci xibaaram mi ngi doon fexe ba war a mën a dimbali askan wi seen aw nekkin gën a mën a ñoŋ ci bépp anam rawatina wàllum faju ci biir Sénégal Sahra Iyane Thiam moom ci boppam ak ay partenaire am jóg doon taxaw lëkkaloo ngir xool pexe gun boole seen i doole bëgg na dimbali askan wi ndaje man ci wate woon yaatu woon na lool Jibi Sax Joni ma nga ca woon reportage. Andi Jéego ak trans bi ñu lëngoo ngir daal di jàppale seen i membre mu nekk ab jàppale gu am solo goo xamante ne ni day ñëw dooleel jigéen ñi bokk ci Andi Jéego ci wàllu wér-gu-yaram. ba tey ñu xaatim këyit goo xam ne dina mën a jël suñu membre yi en charge fii ci Sénégal ak yenn réew yu ko wër bitim réew mais jël également njaboot ak ay doom te doom yi ñu mën leen jël en charge ba daanaka suñu amee ñaar fukki at ak juróom jël également mag yi ci ne ba lu tolloog juróom-ñaar fukki at
ci vraiment njëg yu ama am solo. teewaayu trans bi ci booru plateforme ànd jéego nekk na nag lu am solo ba tax na ñoom ñaar ñëpp sax ñu ngi xamle ne fas nañoo gën a rattaxal seeni diggante ba noppi sax yeneen i lëkkaloo ñu ngi koy waajal. am na yeneen produit yoo xam ne comme ni ko ministre bi waxee ñu ngi dinañ ci liggéey dinañ ko lancer ci kanam lu ci mel ni fonds de pension boo xamante ne tey dañ ko structurer pour le secteur informel pour les travailleurs indépendants nga xam ne au-delà ay retraite am na benn tout ce qui est am na ingénierie sociale bu bëri ci biir donc dinañ ci sawar lool liggéey ak ñoom pour véritablement mu doon protection sociale doon un vieux souvenir pour ces femmes. jëflante gi dox ci diggante ànd jéego ak trans bi dafay dem bay dimbale ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy troisième âge yi nekk ci biir Biré-Couleur bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi di Zahra Iyane Thiam lëkkaloo gi dafay ñëw itam dooleel carte sanitaire bu réew bu Sénégal comme ni ko njiitu réew mi daal di bëggee. jaajëf Jibi Sax Dione yegg nañ ci gëstu bis bi ni ko baaxoo defee Adja Ndiaye def gëstu bu xóot dem tey seeti mécanicien yi xarañaay gi nu war a xarañ ci liggéey bi yamale gi nattale gi loolu lépp doon lu su war a wane ci seen liggéey ngir lépp tegu ci yoon demoon na seeti ñenn ci ñoom ñu tiim ay moteur roppi bi jëm ci yenn pièces yi ak taxawaay bi reportage. ñuy defar ay moteur ak bépp pièce boo xamante ni laala na ak li nga xam ni moo di liggéeyu mécanicien mu doon nag métier boo xamante ni dafa laaj tey ndax weñ bu nekk ak dimension biñ koy defaree seen matériel bi ñuy liggéeyee ñu koy wax tuux tax nag ñoom ouvrier yi ñu ma nekk bépp pièce boo xamante ni rek laal na ak weñ loolee sax tax ñu leen di woowee ay tourneur. nga am benn pièce boo xamante ni mu nekk sa appareil mu nekk si usine wala fu mu mën a doon comme usine yi fabrique dañuy am pignon bu yàqu pignon ñëw ñu defaraatal ba mu bees confectionné la pièce mu neuf comme neuf bees tàq comme ni nga jëlee Europe indi ko lay mel lépp ay machine a koy defar waaw moom ay machines yoo xam ne ñooy tourné ñuy wax tournage ñooy tourné pièce bi selon yow modèle bi ngay nii lépp luy weñ lu mu mën a doon parce que li ma patron bi jàng naan puso rek nañu mënul defar ndax dafa tuuti mais lépp luy weñ dañ koy defar waaw tey sa lam bi nga takk sax boo ma woon ne ma lii laa bëgg ma defaral tey xam naa ne du ma tëgg mais mën naa ko defar. matériel mécanique yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee bitim réew di ko andi fii mi ngi yàqal lu bëri professionnel yi loolee sax tax seen secteur bi avancé wul bu baax. ñu commencé nit ñi di importer moteur oto yi di ko jëlee Europe di ko indi loolu mooy yàq suñu liggéey bu njëkk am na ñu ko xamoon ku mel ni tabaar da daan jël moteur rebouché ko ba mu baax jaay ko mais léegi ñii dañu am seen xaalis rek dem jënd moteur di nga si dajeeg moteur bu baax dajeeg moteur bu bon te dañ la koy garanti une semaine boo ñëwee baaxul ñàkk nga sa xaalis ñun nag buñ la defarelee garanti la. suñu liggéey yaatu woon na noonu doon am na nu mu doon yaatoo tey jii dañuy defar ay pièces teg mais loolu financement moo koy am nga toll foo xamante ni da ngay ñëw defar say comme ni naan la ay pièces nigériens yi affaire yooyu ay nga ay tourneur koy defar mais tey jii ñun bu ñu amoon jàppale bu toll mën nañ defar pièces yooyu teg. ci noonu Lamine di ñaax état bi mu gën a dugal loxoom ci secteur informel bi ndax moo koy amal njariñ. secteur informel bi état bi daf ko sous-estimé te moo yor réew mi balaa nga ko xam ay Korité Tabaski jot gars yi ñibbi seen village doo gis kenn si dëkk bi. doo gis kenn si dëkk bi kon da ngay xam ne secteur informel bi amul ñu ko doon jàppale tey jii réew mi day dem boo demee Chine bu gëstu développé informel bi nañu jàppale Chine informel bi nañu jàppale. am na ay gars yi pièces yu indi fii yëpp di gars yi ñoo koy liggéey sama classe bi ñoo ko fay liggéey mais état bi leen poussé. ñoom ñi nga xam ne seen xel màcc na loolu ci mécanique générale bëxal seen kàddu ni seen liggéey bi dafa am ay risque loolu waaye ñu ngi si bàyyi xel pour bañ cee am yenn accident yi. léeg-léeg mu am si ñaan ñu ko yàlla mais léeg-léeg mu am courant mun na la maas yëpp nga si mool yi si biir bi mën na ko dal la yëpp nga si. am naa sama benn promotion boo xamante ni tamit doon leen liggéey ni sol benn blouse comme ça nii am benn arbre bu mu dugalee si machine bi arbre bi la ko sut mais daf ko futti tenue bi bu dëgg boo koy mën na ko gaañ ça veut dire que lépp risque la si àdduna mais dañuy ñaan yàlla suturaal te dooleel ñu te may ñu si jàmm may ñu si salaam lépp risque la métti na mais ko faire
Mansour ak Lamine yaakaar rek lu ëpp li ñuy am fi mu ne nii ci seen liggéey bi même bu fekkee ni ñu ngi sant yàlla. ñoo xam ne si ñoom am na xaalis mais pour ñun am na xaalis parce que kenn du ñu wax marché. tey nag bu ñëwee ba nga xam ne bu ñu xëyee am benn 1000 francs am benn 2000 sant la kon ku investir ay millions di xaar ay 1000 francs kooku bëgg na liggéey soxna si. ci noonu ñuy ñaax ndaw ñi ñu gën a jàpp seen liggéey ndax ñu mën cee am xam-xam bi wax. kat yoo xam ne nañu jàng métier ndax amal nañu njëriñ dina indi koom-koom ndax amal nañu njëriñ métier lu baax la soxna si ñëpp mënuñoo réussir si école bi déedéet ñëpp mënoo nekk député ñëpp mënoo nekk président ñëpp mu ne am na ñoo xam ne pour nekkal yàlla may na la loo xam ne war nga ko mën a nekk nañu ibbi bunt yi ibbi xalaat yi yaatal li ñu war a woo ci dara pour ñu taxaw fa yeete si. war nga nangu ku la ilif benn métier bi boo ko jàng war nga teey war nga set parce que dafa am danger yu bari yu si ne te métier la boo xam ne moo dawal oto yëpp dafa waroo di tuxu yu bon yooyu waroo di naan sàngara te war nga yaru war nga déggal sa patron. fraisage ajustage alésage tournage loolu yëpp nekk loo xamante ni dañ koy boole ngir mën a defar ab pièce mécanique. métier bi nag jëm ci wàllum scientifique ndax jamono ji dafa laaj njàng mu sori ngir mën a dugg ci yenn entreprise yi même bu fekkee ni sunu ouvrier yi ñoom wóolu nañ bu baax seen xam-xam ñu ngi am yaakaar ni rek kilifa yi dina ci dugal seen loxo ndax seen secteur bi li mën a avancer. Ajara Ndiaye jaajëf ñu naa ko sàng ci bopp xibaar yi waa liggéeykatu hôtel King Fahd Palace nekk ci xol gu jeex ànd ak mer tax ñu wane seen naxaru xol nañu kër ga na muy doxem jaay doole gi ëpp na dàq gi ak mise à pied yi daanaka ëpp na lool ñu jàpp ni jaay doole la fa kilifa ga nekk di Mamadou Racine Sy ci loolu itam dañ caa yokk ni seen ay terrain yi nga xam te ni bi dañ ko amoon boobaak léegi juróomi at a ngi nii dañ ko subventionné waaye jot ca moo leen tëw ndaje man ca wote woon Chantal Badji ma nga ca reportage. ci këru liggéeyukaay bi di King Fahd Palace bu Dakar ñu fay yëngu di xam ne ni bile barab daa bëri lool ay jàngoro nooteel singali war a sax yore barab ba nu ko neexee léeg-léeg nag bokk na ci li nga xam ni liggéeykat ya moom la ñuy ñaawlu ñuy artu rek njiitum réew mi ci lu jëm ci ëllëgu bile bërëb. ñoo ngi fay liggéey mais bànneexu ree sa amatuñu ko tellement que dañoo sonn employé yi ñoo ngi ni dañoo sonn ñoo ngi daw guddeeg bëccëg mais direction bi utul dara lu muy def lu dul di leen ni xoqatal guddeeg bëccëg léegi demande d'explication léegi dafa mel ni comme ay joxe ay bonbon ci hôtel bi ñoo ngi dàq nit yi ñoo ngi licencier nit yi pour un oui pour un non ñu dàq la King Fahd amul sa ay escalier de sanction ñoo ngi ñaan président de la république ñu woo ñu autour d'une table que l'on discute de ce problème parce que le problème est sérieux fu mu nekk ni cancer moo am King Fahd. ñi ngay joxoñ baaraamu tuuma directeur u bile hôtel di Mamadou Racine Sy ñuy ñaawlu rek yorin bu baaxul ba mu yor bile këru liggéeyukaay li ñuy sàkku mooy ñu jox leen seeni suuf yi nga xam ni moom la ñu leen amel te nguur gi subventionné ko boobaak léegi yàgg na. ñu jox ko ay terrain ñu fi nekkoon méridien accompagné wuñu si bu mu ñëwee lan la def nee na du ma liggéey ak promoteur bi mu fi fekk mais dama leen indi beneen promoteur tey jii promoteur bi moom mooy Socabek xamuñu nag lan moo leen lié ak Socabek xamuñu lan moo ko lié ak Socabek tey jox nañ ko 1 milliard 200 tey Socabek moo ngi ak suñu 1 milliard 200 terrain bu ndaw sa joxuñu ko léegi nag loolu lañ bëgg mu dagg tey lu mu ñu jara nañ ko suñu terrain lañ bëgg suñu muñukaay jeex na 5 ans la woon léegi 6 ans la. téeméer ak juróom fukki sanction li ni mel mooy bilan wu ki jiite këru liggéeyukaay bi di King Fahd Palace Mamadou Racine Sy ñu takk ay morceau yu xonq ñay yëngu ca bile bërëb taxaw rek ngir ñaawlu yorin bi ñuy sàkku rek ñu sàmmoon teg seeni àq ak seeni yelleef waaye itam di ñaan président de la république mu àddu ci mbir mi. Chantal Badji jaajëf rédaction bu di TV ubbil nay buntam Mamadou Racine Sy moom mi ñu tuumal ci wàllu guddi mel ngir mu joxe xalaatam ak kàddoom ci mbir mi ngir kon tëddee njaaxaanaay ci boobu lépp xibaar ci beneen mbir. lu guleet Sénégal ci boppam war a dalloo ndaje mu yaatu moo xam dafay dalloo assemblée générale bi nga xam dafa ëmb soxna yi nga xam ne ñoo nekk ay catholique waxtaan gi mi ngi war a am 15 ba 22 octobre incha allah la war a doon ci weer wi lépp ngir waxtaanee wàllu guni mel ngir li nga xam mooy wàccaay wi ak mbirum organisation bi kenn ci ñoom kàddoom jib na Antoinette Zale lay wuyoo am na lu mu ca dénk Abdoulaye Ndiaye. te pour fàttali nit ñi ndaxte commencé woon nañ ko déjà ci presse bi amoon nay déjà yeneen sorties yoo xam ne moo doon annoncé AG bi di ñëw mandaam
ndaje bu rëy bi nga xam ne femmes catholiques yi dinañ ko teewe fii ci Sénégal donc point de presse bi c'est pour que ñu wesaare information bi fàttali nit ñi ne AG bi jot na kañ lay doon à partir du 15 maanaam ci fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak ñaar ci suñu dëkk fii lay amee donc bu ñu dajee ci AG yu mel noonu daf ñuy permettre liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko ci ñeenti at yi passé ñu dellu si waat xool fan lañ ci toll est-ce que am nañ ci ndam lan moo ca manqué loo xam ne jotuñ ko woon def bu ko defee suñu defee bilan bi ba pare dañuy daal di tànnaat beneen thème ak yeneen objectif pour mën a continuer liggéey bi ci ñeenti at yi di ñëw parce que par ñeenti at la ñuy daje donc ren Sénégal moo aye thème bi ñu tànn ren mooy femme de l'UMOF porteuse de l'eau vive su ma ko tënkee ci wolof mooy jigéenu union mondiale maanaam jigéenu catholique yépp yu nekk ci àdduna maanaam ñun ñoo yore ndox mi nga xam ne ndox mu sell mi nga xam ne day indi jàmm ci biir àdduna day indi jàmm ci société bi ci biir kër yi ci suñu dundin bés bu nekk suñu diggante ak suñu morom donc une manière de dire loolu mooy wone ne ñun ñii jigéen ñoo yore liggéeyu jàmm ji suñu ci jàppee jàmm day am. mu doon kàddu yi Antoinette Zale ay kàddoom Abdoulaye Ndiaye moo ko taataan li moo la laaj ci xibaaru maraxi ci seen télévision DTV sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun dana amaat xabaar ni skis bu 20h jotee ci français lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram fàcce ñaan leen ñi bokk fanaan jàmm ak suñuy programme illa li xa بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn allahu akbar alhamdulillah Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit